asalaamaaleykum mbokku internetu Vision Actu ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñu amaat mbégte ak contentement toogaat fii di leen présenter seen émission Vision d'ensemble tey ñu am benn gan boo xamante ni mi ngi tudd Abdou Ndiaye nekk le coordonnateur grand parti bu Diamaguène Sicap Mbao nekk en plus coordonnateur bu mouvement leeral bu nekk Diamaguène Sicap Mbao ñu ngi ko gën a xam nag ci turu Pape Ndiaye ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziar. maa ngi leen di fay Sidi di leen ziar di jaajëfal seen liggéey bi tamit. Pape Ndiaye mooy kan boo ñu bëggoon wax Pape Ndiaye mooy kan. Pape Ndiaye moom doomu réew mi la Sénégalais la. màggee Diamaguène Sicap Mbao. jàngee fi tamit yaroo fi tamit. Pape Ndiaye daal en général moom fi la dëkk daal si dëkk bi. Pape Ndiaye nga xaw a yëkkati sa baat tuuti Pape Ndiaye ci lan lay yëngu. Pape Ndiaye couture lay def. di defal ay xale ay formation professionnelle. si wàllu couture quoi. waaw Pape Ndiaye ñu gën ko xam aussi ci ay jéego politique yu muy dox Pape Ndiaye lan moo la boole ak politique lan moo la dugal ci politique ak ban année nga dugg ci politique. Politique moom mën naa ne yàgguma ci parce que soo xoolee ku mel ne Aïssata Sawara moo dugal ci politique parce que moom laa doon waxtaanal rek benn jour ma dem bureau ñuy waxtaanoon rek moom daal di joxe sama kàddu dugg ci politique AFP quoi. waaw 2009 la loolu donc 2009 ak léegi yàggul. ok kon donc da nga jógee AFP bi Malick Gakou di jógee AFP ci nga ànd ak ñoom dem grand parti. si bi ñu dàqee Malick Gakou ak ñoom àndaloon. ak Aïssata Sawara Babacar Fall man si laa ànd ak ñoom en tant que jeune. boobu man maa ngi woon si mouvement si jeunesse bi. si laa ànd ak ñoom dem créer grand parti bi ñu koy créer maa ngi toog. kon donc yow ko ban rôle nga def bañ mën la nommer ci coordonnateur bu grand parti bu Diamaguène Sicap Mbao parce que gis naa biir grand parti ñoo xam ne ñi ngi Diamaguène Sicap Mbao ñoo la ëpp ñoo la gën a kawe ci bu dee ci jàng ñoo la ëpp ay connaissance ñoo la ëpp dugg mais nan nga mun a def yow ba jël coordonnateur bi ci seen kaw. waaw coordonnateur bi moom xam nga gëm-gëm la rek. comme ñun yàgg nañ ci politique yàgguñu ci mais xaw nañ ci am lu ñu xam. et puis tamit nit ñi xam nañ ñu ci dëggu xam nañ suñu rigueur ci politique am nañ tamit base sama politique base la liñ ko gën a may tamit base ci la bokk mooy biñ demee ci coordination bi pour ñu joxe ko amoon na benn xëccoo sax bu ci amoon ak benn waaye bu dëkkoon kii Fass Mbao mais après biñ demee ci vote yi ma gañe ko ñu jox ma coordinateur ok noonu laa ko kii quoi. mais noo gisee rôle coordinateur est-ce que yaa ngi koy doxal ni mu waree. waaw coordination bi nag Diamaguène Sicap Mbao moom su ma fen ci grand parti xaw na sooxe tuuti parce que ni mu sooxee mooy ci kaw la sooxee quoi grand parti moom ci kaw dafa xaw a sooxe quoi mooy doxul ni mu war a doxee mooy leader yi seeni réunion bariwul ant ki jiitee mu grand parti tamit waxam bariwul nit ñi duñ xam sax ci lan la nekk mooy ki jiite grand parti mooy Malick Gakou waaw mais yow au niveau communal est-ce que yaa ngi doxal sa rôle normal au niveau communal tamit gëj naa dox jëm ci grand parti lu tax waaw parce que ci kaw la affaire yi tagee parce que dañoo xamul. yow léegi bu tagee ci kaw da ngay toog tamit. waaw parce que xam nga lan moo tax dañoo xamul waa ji ban tànk lay teg fan yi sax lañ xaw a amaat benn confiance ci moom parce que xamuñu woon day dem ci gouvernement bi. xamuñu woon wala day taxaw. loolu moo taxoon ñu tam ñu ne tekk di ko déglu. yow su Malick Gakou demoon ci gouvernement bi da nga dem ànd ak moom wala. non Malick Gakou bu doon dem ci gouvernement bi loolu leneen la. non mais parce que ñun en tant que ay jeunes ñu ngi doon waxtaan. en tant que coordinateur ñu ngi doon waxtaan suñuy biir ci ay kàddu di xool. ëllëg ñun suñu ëllëgu politique la ñuy xool avant ñuy xool Malick Gakou. waaw moo tax ma bëgg la laaj loolu quoi. suñu ëllëgu politique dañuy xool rek Malick Gakou bu fekkoon dafa dem. ñun dañuy waxtaan parce que man en tant que coordinateur mënuma tëb rek na dañuy dem ànd ak Malick Gakou wala dañuy mais il faut ñu daje. parce que dafa am ay kilifa yu si nekk parce que ku mel ne colonel Niang mu ngi si grand parti la nekk. yor mouvement am si dëkk bi tamit ñëpp xam ko. kilifa la te colonel Niang ban mouvement la yor. colonel Niang am na mouvement bu mu fi yor lu bokkul ak grand parti. waaw am na mouvement bu mag international la sax. waaw ku mel ne professeur Deme. si grand parti la bokk te kilifa la. tey rek maa ngi moom ñoo yendu. mais Ndiaye mais ñooñu yow yaay seen coordonnateur. waaw te kooku noonu conseiller la si commune bi conseiller la maire de la ville. maire Yaama Ndaw mu ngi si parti bi. ñu mel ne ay ñeneen ak ñeneen ay kilifa yoo xam ne ñu ngi si biir dëgg mun naa si dem ñu bari sax ay nit ñu am ñoo xam ne ñëpp leen xam. ñu ngi si grand parti. te ñooñu ay nit ñu am qualité lañ. doo leen gis sax si commune bi ñuy yëngoo ko nii doo leen gis si yooyu. mais fu jóg jotee dañuy jóg. lu waral loolu parce que ñoom formation politique boobu lañ am ñoom.
waaw ñoom duñ yëngu. non duñ yëngu. duñ yëngu après su élection jotee ñu ñëw taxaw. su élection jotee ñu taxaw te liñ bëgg dañ koy am parce que dañoo am ay nit dañoo téye seen i nit moo tax. ah mais nag Ndiaye loolu man je suis pas du tout d'accord parce que politique taamu nañ ci tamit bu la nit ñi soxlaa nga wàcc sur le terrain mais munoo bàyyi ba soxla nit ñi rek wàcc sur le terrain yow est-ce que noonu ngay politique est-ce que nekkul loolu moo tax nga am base politique te ñoom amuñu base politique. waaw xam nga loolu xam nga ñoom ay mag lañ. ñun mën na leen comprendre ci benn côté. ñun fu mu doon démarche yi ñuy def nii. ñoom dañ ko defoon bu yàgg ñoom. ba sonn toog garder seen i nit suñu leen nee jógal ñu jóg suñu leen nee wax leen ñu wax ñoom noonu la ñuy politiquer ñun nag ñoo nekk ci terrain bi di wax di def bu ñu woowee ñu jóg dem ci nit ñi di waxtaan ak ñoom. ñun lañ gën a xàmme si ñoom parce que ñoom dem nañ ba nekki mag am na ñoo xam ne léegi seen i tànk day bañ ñi kii mais ba léegi am nañ. est-ce que jotul ñu jël retraite politique tam. non si xam nga mooy li comme li suñ benn leader politique di wax mooy Sonko dafa am benn wax bi wax boo xam ne man dama ci d'accord mooy ñi nga xam ne 1960 ba léegi dañ leen xamoon ci politique boo xam ne tur yooyu rek moo fi nekk ba léegi ñooy moom vraiment jot na tey ñu jox xale yi relève parce que tey man gis naa ci dëkk bi xale yoo xam ne ñu bëri xam-xam mën a politique ñoo ngi ci biir dëkk bi suñu nekkee si télé di wax da naan ñii fan lañ nekkoon ñooñ tey jaadu na tey ñu jox leen place yooyu ñu mais tey yow noo gisee sa ëllëgu leader muy Malick Gakou nan nga gisee suba boo ko doon conseillé lan nga koy conseillé. li ma koy conseillé mooy mu resté si opposition bi. mu resté ci opposition waaw man sax sama bëgg-bëgg. mooy Malick Gakou na resté si opposition bi parce que am na avenir politique. Malick Gakou dafa am avenir politique. te borom xam-xam la li nga sonal nag mooy waxam bëriwul. waaw Malick Gakou waaw dafa war di communiquer lu bari mais Malick Gakou nag de nature noonu la mel waxam bëriwul. ay jëfam moo ëpp ay waxam. d'accord waaw loolu benn parenthèse la woon boo xamante ni il fallait ñu souligner ko ak Pape Ndiaye comme moom moo nekk coordonnateur grand parti bu Diamaguène Sicap Mbao encore Diamaguène Sicap Mbao bi yor na fi beneen ndomba tànk boo xam ne moom mooy le coordonnateur du mouvement Leeral mais Pape Ndiaye yow nan nga mën a nekkee coordonnateur grand parti nga ne grand parti mu ngi sooxe nga war ko lijjanti jugee ci loolu demaat mouvement Leeral ne da ngay nekkat coordonnateur Pape Ndiaye est-ce que nekkul ngarale politique bi gars yi di bañ actuellement moom nga nekk di def. waaw xam nga bokkul du ngarale politique bokkul. man foo xoolee en grand parti. national la. waaw boo xoolee mouvement Leeral commune la. commune ak national dafa jotewuñ dara ñoom ñaar parce que parti may na la sax sa commune. su fekkee dafa doon dem ci élection nga xool ñi nga xam ne ñoom am nga ci ñoom confiance. nga ànd ak ñoom dem ci mais Pape Ndiaye tey su grand parti doon dem élection. mouvement Leeral di dem élection. munoo xar sa bopp ñaari yoon. bokk fu nekk mën na nekk. nga xar sa bopp ñaari yoon bokk fu nekk. non du ma bokk fu nekk. fan nga mën a bokk. waaw damay xool fi arranger population bi. yow actuellement nii fi ñu gis ne fa nga gën a fës parce que xam naa ne ñu bëri bu ñu seetaan émission bi sax duñ xam dina leen bert ñu xam ne yow coordonnateur grand parti nga parce que mouvement Leeral lañ la gën a gis nga fës. waaw parce que mouvement Leeral si commune bi. waaw moo gën a am activité. waaw grand parti. parce que grand parti boo xoolee ñoom dañuy xaar ay élection def ay coalition dugg ci. dem si ñoom si yooyu dañuy kii. man su ma soon sama sago sax chaque jour grand parti day nekk ci activité. man politique boobu laa xam. mais nag grand parti mënul doxee noonu. mais yow mii coordonnateur bi yaa ngi feneen. waaw non nekk ma feneen. kon kay non si yaa ngi mouvement Leeral. non waaw mouvement Leeral benn déggoo ma ne la. mouvement Leeral ak grand parti nekkul benn de. non du benn. voilà parce que déggoo ma ne la. mais mouvement Leeral ci commune bi la yem. ci commune bi la yem. waaw du international. grand parti national tamit coordonnateur grand parti bi nga nekk grand parti national la. tey jii Malick Gakou ma soxloon si national. waaw damay dem si national bi. waaw xaaral ma ñëw. waaw coordonnateur grand parti bi nga nekk yow. waaw ci commune bi la yem yemul national. si. coordonnateur mouvement Leeral bi nga nekk ci commune bi la yem yemul national. léegi nan nga mun a nekkee ñaari coordonnateur ci benn commune te ñoom ñaar ñëpp ku nekk di xëccu maire. non mouvement ma commune Diamaguène Sicap Mbao grand parti xëccuwul maire. grand parti lan lay xëccu. grand parti. waaw xëccuwul maire waxuñu. xanaa du parti élection parti élection la. mais yow yaa waroon a coordonner maire bi mais yow comme yow da ngaa dafa mel ne da ngaa daw grand parti. daw Leeral carrément man du ma daw man nekkuma sax nit kuy daw. mais dama nekk nit koo xam ne dama am gëm-gëm si li may def xam nga lan laay def. mooy Malick Gakou ma soxlaa national. damay dem si national. yaa ngi dégg mais sama wàllu commune nag liñ soxla man si loolu laay dox man doxul ma si leneen. kon man Ndiaye pour ñu avancer ci waxtaan dama bëgg nga rey grand parti kon ci commune bi quoi mu dee ñu jël mouvement Leeral. xam nga grand parti la tax mënul dee si commune bi. mooy tey jii bu ñu doon bi Idi coalition Idi. waaw grand parti mu ngi woon ci biir. non loolu élection présidentielle. jeex na nag man nag. mais tey foofu laay liggéey mais grand parti ban acte la teg biir Diamaguène Sicap Mbao. moo tax ma ne la grand parti ak tam bëriwul ci Diamaguène Sicap Mbao. kon dee na fi nag. parce que xam nga loolu rek ak tam bëriwul ci Diamaguène Sicap Mbao. mooy grand parti bi mu sosoo ba léegi benn élection ñëw fi. waaw pour mu dem ci. amul parce que présidentielle la Malick Gakou bëggoon dem mais gis na ni ko dañ ko téye. waaw
waaw benn amul benn élection bu mu dem dafay day gunge rek maanaam ànd ak idi di mais élection yi mu waroon dem yaakaar naa élection maire la. élection ban. élection locale. moo waroon nekk première élection grand parti. waaw bii nii nga waroon na marqué sa empreinte. mais bon gis nañ ni yaa ngi mouvement leeral. non mouvement leeral ak grand parti ñooy ànd coalisé. mouvement leeral ak grand parti ñooy waaw coalisé ñoom dinañ incha allah. seen tête yi waxtaan nañ ci ba pare. non dinañ waxtaan. dinañ jubóo parce que mouvement ci biir mouvement leeral am na ñoo xam ne biir grand parti lañ nekk. ci biir mouvement leeral am na si ñoo xam ne grand parti lañ nekk mooy seen parti ñoom. mouvement leeral mooy seey ci grand parti wala grand parti mooy seey ci mouvement leeral grand parti mënul seey si mouvement parce que mouvement grand parti la. lii mouvement la non non mouvement leeral xanaa mouvement leeral mooy seey ci même mouvement leeral mënul seey si grand parti dañoo ànd benn allié la ñun ñaar fii grand parti ak mouvement leeral mu ay allié lañ comme yeneen parti yi nekk parce que boo xoolee Pastef sax ñu ngi si biir mouvement leeral. kan mooy dem ah kan mooy dem. non foofu waxtaan la kan la ñuy demee. mën nañ demee sax récépissé grand parti. parce que mouvement leeral amul récépissé. mouvement leeral amul récépissé. non non. waaw mais Ndiaye nag yéen xam nga yéen mouvement leeral dafa mel ni yéen tamit yéen pareegoo leen. waaw parce que yéen élection yi kenn xamagul kañ la d'accord mais suba Macky Sall mën na ñëw jàpp ko même pas 3 mois. waaw te yéen amagoo leen récépissé. mais su boobaa est-ce que yéen mentalement pare ngeen pour dem élection waa mouvement leeral. xam nga ñun lan mooy mentalement si ñun ba xam mën nañ dem élection wala mën ñu dem élection. pour le moment fu mu toll nii xanaa waxuma même weer yi ñu génn. mun demoon élection ki fi nekk jóge fi parce que fu mu toll nii may yaayoo ne. kan moo koy gagné. président Malick Diop. waaw am na capacité bu mu gagné Ndofène. non si parce que def na fi lu kenn deful. lan la fi def. yow Malick Diop. waaw. sëkk na dëkk bi defar fii ay social nit ñi xam Malick Diop ci ay weer la ko ñu xam lu mu def rek am na yeneen moromam yu def loolu. non Malick Diop ci ay weer la ko ñu xam mais Malick Diop lu mu def dama bëgg nga nangul ma loolu tamit. lu mu def am na ay yeneen moromam yu def yow su la neexee daf lay limal ay tur. yow xam nga ne commune bi tamit gars yi ay jàmbaar lañ. bul fàtte ne Malick Diop nag ñi mu àndal. ñooy ay cadre ci commune bi. ñi mu àndal. waaw ñi mu àndal. waaw Malick Diop li mu àndal. waaw ponkal mu ànd buñ àndal. waaw luñ bëgg li nga bëgg dañ ko am ay tanoor ñoo nekk si ginnaawam nit ñi bu ñu defee ne Malick Diop kese la. mais Malick Diop du tanoor kon. non Malick Diop tanoor la mais am na ñu ko gën a nekk tanoor si biir groupe bi. biir mouvement bi. am ñoo xam ñoo gën a nekk tanoor Malick. loolu dama koy wax si télé laa koy wax. léegi lu tax jiitaloo leen ñooñu ngeen jiital Malick. waaw mais gëm-gëm la ak waxtaan. tey jii xanaa moo ne fu mu toll nii mouvement leeral Malick am na nu muy doon demee bu defee ay yenn fa di mën nañ ko fa jëlee parce que mouvement bi du mouvement leeralu Malick. waaw loolu tam na ko nit ñi xam mouvement bi Malick moomu ko mais dañu koo gis mu nekk grand bu sérieux bëgg commune bi ñu jox ko jiital ko mais fu mu toll nii moom si boppam sax. am na nu muy demee bu amee yenn taxawaay mun nañ ko faa jële. waaw d'accord loolu règlement les règlements mouvement la su leen neexee ngeen def loolu mais tey ñu gis mouvement leeral ñoom seen activité taxu koo bari te yéen chaque jour da ngeen a jàpp ne yéen a moom commune bi yéen a ngi tourner mais. est-ce que loolu noonu mun na tax rek nit ñu jox leen mairie bi mais yan compétence ngeen am muy le président Malick wala yéen ak yan ban programme ngeen teg pour commune bi tamit. non xam nga ñun kii mouvement leeral bul ne da ngeen di taxaw. non loolu laay dégg ñun mosuñoo taxaw tout le temps damay dégg ngeen naan buñ demee dañuy dóor ndóof mu daanu. non ñun mosuñoo mel na comme yéen a moom nit ñi. xam nga lañ ko si lan lañ ko teg. ñun dañoo jógee askan bi. jege askan bi comme ça. comme gis nga tey jii man rek par exemple man coordonnateur. man chaque jour maa ngi politique. waaw donte man nekkuma si ay télé. wala nit ñi seen politique sam-sam la yam de. warul ci commune bi de commune bi ñëpp ma xam. waaw man Pape Ndiaye. commune bi ñëpp ma xam. boo demee Daaru xam nañ ma boo demee sam-sam yi kenn waxatu ko boo demee Amdalaay boo demee Nasrulaay man commune bi ñëpp boo demee foo dugg si commune bi man xam nañ ma quartier boo dugg xam am naa ñu ma fa xam. waaw en tant que coordonnateur. ok mais nag boo gisee ñun suñuy coow bëriwul. yenn saa da ngay gis fii coow bu am ci commune bi doon ci gis. ñun suñuy coow bëriwul mais suñuy acte moo ëpp fuuf suñuy coow. mouvement leeral yéen mbaadu seen camion suuf yooyu ngeen fi sotti woon ça fait 2 ans de cela yéen ci loolu ngeen basé wu ba yaakaar ne mën ngeen gañe commune. non camion suuf yooyu mën nañ cee basé wu mën nañ cee ñàkk basé parce que du camion suuf kese la ñuy def ñun. mais camion suuf yooyu du lu ndaw. waaw xam nga la moo tax du lu ndaw. maire bi mu fi tëlee koñam. inondation di leen bëgg a rey. Malick moo sëkk ba koñam moom fa mu dëkk. fa la yaroo fa la ay parents nekk Malick moo ko sëkk ba nit ñi mën fay jaar ak borom li ñuy wax nii seede lañu ci am. waaw jamono jooju élection waroon na am bu élection amoon ñoom duñ xandaam te boo xoolee si jamono jooju maire Amérique la nekkoon. mais bi mu déggee ne Malick mu ngi def affaire yooyu dafa ñibbisi. waaw bi mu déggee ne Malick mu ngi def affaire yooyu
mais dafa bi mu ñibbisi ñibbisee defal na leen remontada bu metti waaw parce que ren gis nañ nawet bi passé que monsieur le maire ak ay Abdou Samad def nañ fi ay jéego yoo xam ne waa mouvement leeral tamit ok gis na nag gis na gañe nañ leen gañe bu metti yéen fi mu toll nii su élection amoon su ngeen jëlul 5e di ngeen jël 6e kon donc pays moom bu si xam nga ñun côté boobu dañ ciy sant yàlla xam nga la ma ñuy sant yàlla si côté boobu ñun tey ñoo tax maire bi liggéey loolu tey suñu acte yooyu ñu defoon ñu def ñoom si lañ sukkandiku ba liggéey gis nga opposition loolu mooy njariñu opposition waaw opposition da ngay bul nekk si mbedd bi rek di yuuxu di taali pono di kii non non loolu du opposition rek opposition mooy da ngay def ay acte wan ki tële nga ne ko lii nga war a liggéey ñun dañ ko wan lan mooy liggéey mu def sant nañ ci yàlla bu baax ñun sax loolu dañ koy ndamoo tey bu campagne ñëwoon sax ñu campagne ko parce que ñun ñoo tax tey maire di liggéey encore foofu nga wax noonu ay samat ñooñu maa ngi leen félicité xam nga moo tax tey dugg nañ si inondation si nawet ba génn gisoo fi inondation xam nga moo tax gis nañ fi ay programme ñoo xam ne action mobile lañ koy tuddee ñoom Mouhamed Sarr moo ko jiite woon loolu man dama ko rafetlu à 100% d'intervention mobile boobu dama ñoom seen liggéey boobu dama ko rafetlu gis nga man nekkoo ma fii di opposition wu di xas mbaa may kii man su ma gisee lu baax dama naan lii lu baax mais su ma gisee lu bon nag damay opposition wu lii lu bon la ngeen nekkoon waa mouvement leeral boobu ñun ñu ngi fii joxe ay moto pompe boobu ñun ñu ngi fii di joxe ay moto ñaata moto pompe lañ joxe ñoom bi ñuy def loolu ñun ñoom sax gis fekkante nañ si terrain bi ñoom mën nañ ko seede joxe ngeen ay moto pompe ñun joxe nañ ay moto pompe am da laay Nasrullaay sam-sam gii ni fi joxe ay moto pompe kenn xamul nu mu toll jënd ay raakool nag jox nit ñi waxuma la moto pompe kese jox ay raakool pare am na si ñoo xam ne sax Malick moo jënd essence jox leen tey sam-sam bii boo fa duggoon tey kër ay par Malick lañ gën a xam si ndof mais ñu taxaw tuuti foofu quoi parce que tamit gis nañ Malick Diom bon ngay dégg ñenn ñi naan la xamul terrain politique bi ainsi de suite nangam sàng mais yéen ñi ngeen xam ne xam ngeen terrain politique bi lan moo waral Malick diriger leen yéen quoi yéen ñi nga xam ne yéen a jiitu ci politique te chaque jour damay dégg seen biir wax seen waxtaan ngeen naan Malick du politicien est-ce que loolu nekkul benn genre xeeb politiciens yi moo tax ngeen dem jëli ko indi teg non xam nga Malick li ko dugal si politique mooy day liggéey si wàllu carrière nekk promoteur di gis ay communes yoo xam ne da ngay gis ñuy dressé commune bi di defar loolu moo ko motiver mu dugg ci politique non j'ai pas compris bu baax xam naa ñi seetaan tamit xamuñu bu baax dama ne Malick Diom carrière la yor di dem si ay commune di defar foofu si commune di dressé commune di defar ay ñu koy woo muy liggéey si commune yooyu yéen ay liggéey foofu ñu koy fay mais nag si loolu nag la gis commune yooyu ni muy avancé jàmm gën si gaa mbaaw nekk ca ginnaaw mu loolu moo ko motivé mu ñëw ne dafa bëgg a def politique fekk ñun ñuy def politique ñu ne comme ñun suñu grand la te bëgg na def politique te am na lu ko yàlla may ci côté yëpp pourquoi pas jiite ko boobu ñun suñu mouvement jiitaluñ kenn boobu est-ce que nekkul xaalisam moo tax mu jiitu tamit parce que Sénégal fii bon da ngay dégg ñu ne la politique boo yow xam nga politique mënoo wax politique te doo wax xaalis waaw te parce que boo xoolee fii si Sénégal ñi fi jiite mouvement politique yëpp wala parti yëpp dañoo am xaalis gis naa ko jiite benn mouvement te mi ngi def ay jéego yu am solo fii ci commune Diamaguène Sicap Mbao te yorul lu suukar baraam muy kan Abdou Samad Diouf mooy Abdou Samad waaw loolu yàlla moo ko may waaw loolu may yàlla la nangul nga ko nangul naa ko kooku moom beneen nit la si commune bi waaw parce que moom day xañ boppam di def si commune bi gis nga loolu nit ñi nañ ko nangul Samad yàlla moo ko may te yàgg na ko def nag du tey rek man Samad ba mu xamee ba léegi si commune bi si inondation laa ko xamee boobu sax duggul si politique day nekk si fanaan si ndox mi guddeeg bëccëg tey lii loolu moo ko motivé mu nekk politicien Samad ñu ngi lay nuyuwaale au passage waaw loolu moo ko dugal mu kii nit koo xam ne man ku ma respecté la tey ji su ma ànduloon ak Malick mën naa ànd ak moom bon waaw pourquoi du ànd ak maire bi fi nekk non maire bi fi nekk sax dàquma ànd ak moom waaw su la maire woo pour ngeen liggéey mu woo ma pour ñu liggéey waaw man lay neex ma ànd ak maire pour liggéey ak moom léegi lu tax ànd ak moom waaw lan moo tax ànd ak moom ànduma ak moom mais ci moom la yow ñun maire bi ñu fi yor nekkul maire boo xam ne dafa neex ànd ak liggéey nag lu tax nga wax loolu waaw parce que moom dafa tëju maire bi ñu yor nii nekkul comme Baara Gaye wala ay yëmbal noor mais lu tax ngeen jël exemple ci yeneen non parce que xale la am na xam-xam jàng na fi nit ñi war a jànge yaa ngi dégg wanuñu loo xam ne tamit duñ ko wekk nañ ko mais nag dafa tële waaw dafa tële bu baax parce que boo xoolee 2014 lañ ko jox commune bi tey dugal indil ma image 2014 commune bi ak image u tey amul différence mais liggéey na fi lan la liggéey defar na fi ay centre de santé defar na fi ay centre secondaire wax ma benn centre de santé la fi maire centre de santé gis naa ko ci seen benn non yooyu ay am na si yoo xam ne bu fekkee ne bu Samsam 2 bi defar la na fi bu fekkee bu Samsam 2 bi la tubaab yi ak fi def am na lu mu si jot a def nag mais bëriwul waaw
bu dee santé bi nekk wut koy Mouhamed Sarr boobu tubaab yee ko defar am na lu mu si def si participation mais bëriwul defaru ko ah bu dee yeneen ay case des tout-petits yooyu defaru ko APIX moo ko fi def bu dee ay maison de la femme ak yooyu tamit dañ ko rakiste foofu du ma nekkoon David Diop foofu étage bi nekk noonu la masamel dañ ko rakiste defaraat mais munoo ko bañal ne def fi dara loolu loolu mën naa ne def la mais mën naa ne doon du def loolu xaar ñu koon si Ndof xam nga lan loonu xaar si Ndof mooy mu dem wuti ay partenaire du forcément dafa ak forcément la tey ji Bara Gaye benn petit budget boo xam ne matul sax 600 millions du benn defal naa benn la moom li Bara Gaye mën na lu ko ëpp ah bon waaw xam nga la moo tax tey commune bu toll nii tey waxuma du ma basé wu si société yi fi nekk parce que ñu si bari maire de la ville lañuy versé tout à fait waaw loolu tamit même boo fi xeex la boo xam ne tey askan bi moo war a xeex loolu askan bi waaw mais xam nga la moo tax askan bi di ko xeex ñoom jegewuñ population bi le maire jegewul population et pourtant maire bi gis nañ ko ci nawet bi mu wàcc sur le terrain image yaa ngi est-ce que fépp nga ko gis est-ce que maire boobu fépp nga ko gis génn na ci xam nga lan moo ma gën a man gis naa ko xam nga lan moo ma gën a metti si Ndof maire bi fi nekk mooy dafa am fu muy dem ak fu mu dul dem ñun tey suñu Samsam bii ñu nekk ñun Samsam 2 fan moo ko dàq indoone da nga ko fee gis gisoo ko fi parce que dafa am ay tet yoo xam daf leen di mere bu mu xool ay tet yu muy mere na xool population bi lan lañ bëgg man foofu laa koy woo d'accord wala ay nit bu ñu ko jege naa ko foofu mais su la maire mayoon audience pour ngeen toog ngeen waxtaan pour le koy ma dem ne ko nangam ak nangam def ko parce que man boobaa waaw donc kon damay dimbale sama population kon Coumba Ndoffène Fall monsieur le maire boo munee woo tamit yeneen opposants yi nga woo leen ngeen dajale leen ngeen toog ngeen waxtaanee commune loolu tamit am nañu solo parce que ñëpp ñi loolu dañuy kaas donc Pape Ndiaye loolu yaakaar naa waxuma nag mu woo ma ne ma pour ma ànd ak moom di liggéey nekk nangam mais ñu waxtaanee commune bi ma jox ko si li ba xam tey ji gis man tey bëggoon naa tey dimbale ko si benn côté mooy tey xoolal jeunesse bi fi nekk di taxawal te ñu si bari dañoo am métier lan ban solution nga am ci loolu solution boobu mooy lan tey ji gis nga ay centre de formation da daan am bu njëkk waaw mooy si mécanicien muy si leneen ak leneen est-ce que am na moyen aussi non yooyu da nga koy wuti bàyyi man xam la laay bañ a dégg abi problème moyen mën na fee bañ a am yéen su ngeen gañe woon mairie bi yooyu noonu yëpp ngeen ko ñun bu gañe woon mairie bi loolu yëpp mu am fi xam la moo tax ñun suñu bopp ñun ñëpp ay formation lañ def dañ ay formation programme ci wàllum emploi si emploi bi tey ji mouvement leeral mën nga def ay emploi yu bëree bëri mën nga créer lu bëree bëri tey ji man gi may gis yeneen communes yi xam nga maire yi lan lay def dañuy former jigéen ñi dañ leen di former si ay formatrices lu ne xam nga loolu rek dara la su fekkee si wàllu góor ñi la wutal leen ay formation yu dëgër tey ji comme ça par exemple nga dem si benn école formation maire bi mooy jël loolu su ñëwee day waxtaan ak borom école formation moo xam école formation professionnelle bu mu mënti doon si mécanique si électrique si lépp léegi moom day jël en charge xale yooyu est-ce que am na budget bi mais loolu waxtaan la dégg nga ma ne la man si ma biir wax man dama wax li may wax dafa leer waxtaan la mais xam nga waxtaan lay doon tey ji par exemple ku mel ne man dama yor école formation si commune bi laa ko yor tey te man tey su ma sañoon si commune bi laay former xale yi may former ñu am métier tey maire tey par exemple bu ñëwoon tey ne ma jëlal ma fukki xale tey bu ñëwoon ne ma jëlal ma fukki xale yu jigéen mais dama ko koy jëlal gratuit même bu nekkul gratuit dina leen jënd ay fournitures yi liggéey mais après fay fin du mois fin du mois man bu fekkee li may woote mu ngi ci man si en tant que Pape Ndiaye bu dëkk ci commune bi bëgg commune bi dox pourquoi pas ma mën a ko parce que dama koy mënal ñeneen man ñaata xale laay jël ci ñuy jikko ji jaare donc monsieur le maire Pape Ndiaye mi ngi lay xaar pour nga indil ko ay xale mu jël leen gratuit yaa may dégg nga jëndal leen fourniture loolu nga bëgg a wax formation professionnelle bi ñuy def ñun tey centre polyvalent yi nekk fii di vide pourquoi pas Ndof mënul jël ay matériel yóbbu foofu ay xale jigéen di kii am ay volontaires yi leen jàngal ñu am ay diplôme foofu noonu dina fa def tuuti taxaw seen waaw yow coordonnateur grand parti nga coordonnateur mouvement leeral nga mais li ngay expliquer nii comme da nga ko nar a defal Ndof gratuit pourquoi pas mënoo leen yéen toog yéen waa mouvement leeral ngeen xool nan ngeen di jëlee parce que ñàkkul mouvement leeral ay jigéen yoo xam ne amuñu liggéey wala ay góor yoo xam ne amuñu liggéey mais ngeen jëriñoo ko man moom loolu dama ciy am ay seede mooy man sama école bi ma yor ne ëpp na 25 jeunes filles yoo xam ne ñëpp man maa leen jël en charge si mouvement leer boobu jëlal naa leen ay xanaa président bi dalay compal doxuma dara waaw parce que damay dégg tamit tout le temps ñu naan seen président bi
dafa mën a joxe xaalis. non yéen man ñi fa moom nekk ñëpp xaalis moo tax. non man moom man maa toog si réunion jëlal leen en charge ay xale yu jigéen. mais tontu ma ci question waaw boobu parce que non mouvement man leeral man président bi mouvement nee na xaalisam la yor rek di jënd gaay man mouvement leeral ku mer sax mu ne la xaalis la man mouvement leeral président bi mënumaa gis xaalisam. ah waaw parce que xam nga lan moo tax. mais compoo ci yow. non man moom man du ma ànd ak nit si xaalis bu doon loolu Malick Gakou jox ma ay millions te Malick Gakou mosuma lekk fukki dërëmam te Malick Gakou moom moo ëpp xaalis Malick Diom. du moromam sax. si mais wàllu nag koom Malick mais day joxe de dégg si télé laay wax nii Malick Gakou mosuma lekk fukki dërëmam. ah billaahi te waxuma la ak Malick Diom man topp maa nit xaalis sama la laay toppee nit. mooy suñu commune bi nañ fexe nu mu ko defaree. tey ji Malick Diom mi may àndal bu ma leeroon ne mënul dara si commune du ma ànd ak moom. ba pare yow Pape Ndiaye nee na ñëw da ngay xuloo rek. waaw parce que xam nga war a may xuloo. non xaaral ma ñëw foofu parce que foofu question la boo xam ne nit ñi dañ koy wax tout le temps. nee nañ Pape Ndiaye dafa naqari deret day xuloo bàyyiwul président bàyyiwul secrétaire bàyyiwul kenn Pape Ndiaye day xuloo rek. Pape Ndiaye est-ce que c'est ça la politique aussi. waaw li politique est-ce que des fois du jar ñu waa tempérer wàññi. waaw xam nga lan moo tax loolu. mooy li ma la waxoon si leader bi doon wax naan système bi la ñu war a changer ba léegi. Sonko waaw waaw. système boobu laa gëm ne dafa war a changer am na lay changer. man du ma ànd ak nit koo xam du wax dëgg. benn du ma ànd ak nit koo xam day wor. du ma ànd ak nit koo xam ne lu mu la wax suba bu ginnaaw suba leneen ngay gis. sama xulóoru si loolu laa koy basé. mooy damay bëgg di ànd ak nit si principe. li nga may wax lépp muy dëgg. même foo fekkee da nga def faay sax dinaa xam ne benn faay boo xam ne garaawul sax mais comme ça nga may nax. pour ma ànd ak yow rek pour sa bëgg-bëgg man loolu laa ànd ak nit. tey jii tey Ndof mi nga wax ni tey su ma àndoon ak ñoom. gëm naa ne sax am na si nu muy demee man du ma mën a ànd ak ñoom. parce que man maa dul ànd ak nit di ko Ndof day déranger Ndof daf leen a yëngal. non xam nga lan mooy problème. man même su fekkoon ne Ndof laay àndal. waxuma la Malick de même fekkoon Ndof laay àndal. man gëm naa ne mën naa faa bañ a yàgg xam nga la moo tax. du ma jay nit. te ni may waxee dafa dëgër. man su may wax day mel ne lu may non li may wax day mel damay xuloo te man fekk daf ma ñor. ok yaa may dégg tey jii benn exemple laa la jox ku mel ne Ndiol Ñing boo ko woowoon tey laaj ko grand Mouhamed Ñing waaw laaj ko dama koy jël sama téléphone woo ko ne ko fii lamp tàkku fi tey nangam mu woo jibi ñëw kii ko loolu conseil la am na man am naa relation ak waa mairie bu baax Ndof laa amul relation parce que xamuma ko en tant que maire mais yaa war a dem nag vers moom non man sama parce que entrepreneur sama remise de diplôme bi sama remise de diplôme yëpp dama koy invité mais du ñëw xamul tax du ñëw lijjantiwuma ko xaw ma lan moo tax du ñëw mais est-ce que yaay demal sa bopp dem man maay demal sa bopp jëm ba secrétaire ma jox ko lettre soutien invitation mais du ñëw du ñëw ay kii ñi nekk si moom tam du ñëw d'accord Pape Ndiaye bu ñu xoolee 2009 nga dugg ci politique tey ñu ngi ci 2021 donc yaa ngi ci 12 ans de politique est-ce que gis nga benn avancement ci sa politique yow gis nga benn avancement ci politique maa ngi koy gis bu baax xam nga lan moo tax ma gis sama avancement bu baax mooy am naa nit ñi jàmm ñu bari xam nañ ma si fulla ak si fayda ñi am xel xam nañ ne man commune bi moo ma ñor ñu ànd ak man tey ji am naa ñoo xam ne tey bu ma jógoon 2 heures du matin ñu topp ma muy waxuma ay xale de ay kilifa ay imam ay chef de quartier waaw déggoon naa tamit bàjjenu yow da nga fi bëggoon a nekk chef de quartier ci seen quartier bi ngeen nekk non quartier bi nekk moom fi chef de quartier lan nga bëggoon mais dama bëgg a dimbale chef de quartier bi mu woo ma taf ma si wetam waaw dama am ambition pour si quartier bi ñu mën a dox ba pare suñu chef de quartier yu bëri yi tamit ñu xool nan lañ koy wàññee si loolu laa doon dox waaw parce que boo xoolee ñun suñ côté bi délégué dañoo bëri par ñaari mbedd la délégué par ñaari mbedd délégué loolu nag bu ma si waxtaanee benn kilifa mu ne ma loolu en tant que ay jeunes yéen a ko mën a dindi te loolu tam fépp la chef de quartier dafa yomb trop te ñi ko fi def ñii politique ñoo koy def ñooy falu rek fal chef de quartier fal chef de quartier parce que dañuy xool ki ñu àndal ak ku doon àndal d'accord même politique boobu war nañ ko fi jëlee d'accord ñu génn 2020 dugg 2021 gis nga li xew ci commune Diamaguène Sicap Mbao yëpp tey boo fi doon joxe homme de l'année ban nit nga koy jox wala ñan nga doon def ay nominé pour homme de l'année tey jii su ma doon def joxe homme de l'année politiciens yi moom du ma leen ko jox kon xam nga moo tax du ma leen ko jox man gëwuma politicien boo xam ne événement wu élection rek lan lay gis gëwuma loolu am na ñoo xamante ni ñi ngi sur le terrain ñooñu nekk xoolal boo xoolee sax ñooñu si ay mouvement citoyen lañ nekk mooy ñu mel ne ay samat ñu mel ne tey am na si ñoo xam ne tamit benn groupe la boo xam ne ñooñu tamit mën naa leen jox homme de l'année xam nga lan moo tax ay jeunes yu volonté wu kenn joxu leen salaire mooy groupe Mouhamed Sarr bi man ñooñu li ñu def dama ko gëm mais yow est-ce que tamit Pape Ndiaye yow nekkoo di matt fii parce que non xaaral ma ñëw parce que su ma la gisee tey yaa ngi tey yow dafa mel ni Ndofène nga amoon problème personnel mais le reste amoon ñoom problème parce que est-ce que nekkul instant bi yaa ngi jéem a yóotu benn médiation bu ñool ñi ngi wala keneen def pour nga jéem a am accès ci maire bi non médiation moom su ma ko bëggoon tey fii ma toog nii may jël sama téléphone am ko
ah waaw loolu taw ma ci waa maire parce que am naa fay xarit yu jege maire ñoo xam ne sax ñoom bëgg na liggéey ak man mais demoo guddi yi mais non masuma liggéey ci ñoom te du ma liggéey ci ñoom mën naa leen dimbale nag mais du ma ànd ak ñoom liggéey xam nga la moo tax man tey jii may wax ak yow nii benn bokk yaakaar bi ñu leen di fal ci laa nekkoon ok xam nga lan moo tax ma jógee fa ay complot comme yi xew lii si jamono ji yooyu moo tax waaw loolu dinañ ci wax parce que dama bëggoon nga dugg ci homme de l'année bi rek waaw homme de l'année bi moom su ma koy jox dama koy jox groupe mobile boobu ak samat parce que ñoom homme de l'année benn nit nga ko non benn la mun non Ndiaye bu bañ kii mere la wala kële mere la benn nit la mer parce que dama gis kon waa mouvement leeral ñoom mérité wuñu homme de l'année non xam nga lan moo tax mouvement leeral te yow yàlla coordinateur waaw man maay coordinateur parce que ñoom bi mbas mi amee dañoo xaw a tegg seen tànk bi mbas mi amee waaw dañoo xaw a wàññi seen tànk di def ay social si ay kër ak affaires yi mais xam nga dafa am loo xam nit ñi dañ ko soxla waaw mooy gis nit ñi inondation dafa sonal commune Diamaguène Sicap Mbao ñu gis ku mel ne sama ni mu siy dóore waaram man côté boobu dama ko soxla te man mais Ndiaye c'est que man li ma la bëgg a wax mooy yow tu es le coordinateur bu mouvement leeral tey grand parti moom dee na te yow yaay coordinateur kon yow yaay fay les pots cassés non si léegi bu ñu demee ci mouvement leeral ñëw fii nii ñu nekk tamit ci Diamaguène Sicap Mbao ñu wax la homme de l'année nga jël ñële jox mais xam nga la homme de l'année Malick mënoon na koo nekk waaw parce que boo jëloon année bee passé 2020 bi Malick nga koy jox parce que mais Malick dafa profité ci doole parce que carrière la yor rek non waaw mais ma ne bu ñu ko doon jox bu ñu ko doon proposé si année boobu moom lañ koy jox mais jamono yi toll nii nekku ko parce que am na ñu ko gën a def effort gis nga man ànd nit nag taxul may fen ànd nit mënumaa fen loo tey même su fekkoon li may wax ni da koy mer parce que man dëgg laay wax mënul nekk homme de l'année ci année bii parce que samat moo ko gën a mais samat moo ko gën a dugg si terrain bi donte def na jënd na ay moto pompe jënd na ay raakool mais samat nag ba fii may wax ak yow ni tey Samsam 3 kan moo tax école yi jàng waa leeral yéen a ngi coordonné wu pour xool yan acte ngeen war a def est-ce que am ngeen tamit feuille de route boo xamante ni moom ngeen war a topp est-ce que loolu yëpp am ngeen ko yéen est-ce que nekkul benn mouvement wu koñ yooyu rek jaxasoo di mbëkk di dem rek mouvement moom wax la lenn mouvement leeral lim am bu ko benn mouvement amoon daw rek mooy lan parce que mouvement la boo xam ne bi mu jógee ay kilifa rek ñu la am ay kilifa laa la wax la am ay kilifa rek ñoo nekk si mouvement amul ay xale mbuucaa mbuuci de ay kilifa rek ay responsable ñoo nekk si mouvement bi muy jigéen muy góor muy xale muy ndaw billaahi bu ki nekk ci maire bi nii sax bu si amoon day daw bu rëq mouvement leeral bu ñu ko téyee li mu bëgg si commune mën nañu ko am bu ñu ko téye laa wax de téye ko ni ñu ko war a téye ki nekk président bi na mu war a téye mouvement mu téye ko lu mu bëggul xanaa lu mu bëggul mais lu mu bëgg mën na ko am si département bi bilan Ndof le maire positif ou négatif non xam nga su ma nee positif négatif damay mel ne naa fex parce que sànq dégg nga si actes yi moo la xam ne moom lañ def si yenn côté yi am na si yenn côté yoo xam ne négatif kon nangul nga leen yenn actes yu posé waaw am na yenn actes yu posé loolu mënul ñàkk ok bëri na ay actes yu fi posé yoo xam ne ñun teg nañ suñu bët mais yi nga xam ne nag te seqeegul jéego dem fa te nga xam ne dañ ko soxla muy ay marché yooyu nit ñi dañ am na projet marché Derkase projet 1 milliard dégg naa ko mais projet privé la projet privé la mais en collaboration avec la mairie dégg naa projet boobu marché Fass Mbao mais maire inauguré na ko yàggul marché Fass Mbao fan yi passé gisoo benn côté bi doon daan non marché Sicap la loolu marché Sicap la bokkul ak marché Fass Mbao Ndiaye est-ce que maîtriser nga sa commune bi yow ba ñoom maîtriser maa ngi ne la marché Fass Mbao mais marché Fass Mbao laa la wax gisoo benn côté bi di daanu marché Fass Mbao waaw marché Sicap mooy daanu marché Sicap mooy daanu ban marché la irrigué marché Fass Mbao la irrigué marché Fass Mbao la irrigué waaw léegi nag gisee ñun ay problème marché lañ am ñun Sidi tey Ndof Samsam fii da nga fay gis marché population bi fi lañ ëppee mais Samsam est-ce que am na lan moom gën a sof sax si politique bu Ndof lépp lu jóg ñu ne Sicap Mbao gis nga dëkk day am ville de loolu kenn weddiwu ko ñoom soo waxee ñu ne dëkk day am ville mais Ndiaye am nga problème personnel ak Ndof non am nga problème personnel mais problème dëkk bi pour mu baax la man xamal lan mooy sama problème su ma demee Géejawaay wala ma dugg si yeneen communes yi bëgg boobu may bëgg si commune yooyu ak ña koy def ay nit dong lañ dun ay jinne ñu defal ko suñu commune bi bàyyi seen commune non dañ koy xamal lan moo tax dañ koy wax mu xool si ñooñu ay royukaay lañ gis nga nit boo koy wax xool danga koy xooloo si kii def ñooñu ay royukaay lañ man fu ne laay dem man commune bu ne laay dëgg sama tànk man damaa sob damay dox mais foo si dem da ngay xam ñun dañoo tardé tey Promoville loolu état la de non dafa naan jiñ Ndof de non damay bañ nga wax loo xamante non waaw mais dafa ne fa laa nga nekk seen cuune politique moo leen ko xañ de ñun ah bon ñoom ñoo fi nekk di xuloog état
ñu defal ñëpp Promoville ba Thiaroye Géej ak Thiaroye sur Mer ak mais yow ñëpp léegi sa biir wax da nga ni nga dëggu waaw nit day dëggu waaw lu muy wax mu gëm ko même bu dee dama ànd ak yow mais est-ce que nekkul moom tamit dëggoom ak gëm-gëmam moo tax mu xuloog état kon kay du fóotam dama naa ma la gis nga boo jiitee waaw soo jiitee waaw da ngay xool intérêt population mais yow yaa ngi nii yaa jiite non defal naa nga rek bul da ngaa jiite coordonnateur grand parti jiite coordonnateur leer mais est-ce que da ngay xool intérêt est-ce que da ngay xool intérêt yoruma budget intérêt nit ñi non man yoruma budget commune yoruma budget su ma yoroon budget commune dinaa am nu may doxalee mooy naan du ma fugg du ma yëg sama bopp du ma ngandalu bay xuloo nekk fii di xañ population li ñu war a am Ndof loolu lay def non loolu lay def kay mooy maire la boo xam ne moom ubbeekul si nit ñi d'accord yaay entre parenthèse xam naa temps bi mi ngi ñuy bëgg a xoj parce que sama doyen mi ngi may signaler que ni temps bi sori na ba tey yéen a ngi ci seen émission vision d'ensemble ci seen chaîne YouTube Vision Actu Ndiaye actualité oblige parce que gis nañ temps yi xaw ma bon ñenn ñi nee nañ complot la ñenn ñi du complot muy affaire Sonko ban version nga ci am version bi ma ci am rek mooy bu sénégalais yi am mooy ban mooy ñii nee nañ politique la ñii nee nañ Sonko la bu ci mënti nekk rek yow ban nga ci am man bi ma ci am rek mooy man def bi laa rafetluwul maanaam def bi maanaam Sonko acte yi mu doon def ak sénégalais yi ni ñu ko joxee bopp ak ni ñu ko bëgg a tuutalee nii man loolu rafetluwuma ko non maanaam Sonko acte yan la doon def non xam nga dafa dem si benn place Sonko dafa war woon dem waaw dafa dem si benn place boo xam ne quoi non man du ma ne war na fa dem wala war fa dem xam la moo tax moom nit la kuy dund nekk citoyen yaa ngi dégg xëy na nag mu nekk benn nit boo xam ne nit ñu ko jox gëdd la mu nekk Assemblée nationale nekk député nekk kilifa goo xam ne dafa jiite ay nit fi mu doon dem lu tax waru faa dem mooy bërëb bi mu demoon am nay këyit dañ ko reconnaître bu fekkoon ne bërëb boobu mu doon dem amul këyit reconnaître ni ko waru fa dem mais fu am ay këyit la mu fay dem te war na fa dem xam nga moo tax mu war na fa dem citoyen la nag boo xam ne dafa moom boppam lan ko waxal nag ne moo ko def moo defu ko loolu tam après moom loolu moom la moom mooy xool ba xam moom moo def wala deful nit ko da ngay xool si akulaay taala mais man ni ko bëgg a détourner si wàllu politique laa d'accord waaw man fa côté boobu laa d'accord parce que dama gis ne am na ñeen ñu fi meloon ne moom ñu détruire leen mooy ku mel ne Khalifa Sall ku mel ne Karim Wade mais Khalifa Sall dafa jël waaw man xam nga dafa jël ak jëlul man du ma dugg si loolu xam nga la moo tax mooy dafa jël ak jëlul dugguma si côté boobu mais xam nga si la laay def kilifa la bu nit ñi naw mu doon liggéey ñu gis ne mu ngi liggéey ñu xool ne kii war na mën a jële fi Macky Sall ñu gis ñu daaneel ko ñu gis fi beneen nit boo xam ne ku mel ne Karim Wade ak ni mu mel ak li mu doon indi si dëkk bi si wàllu infrastructure lu bari nag ñu ngi naan Abdoulaye mais moom la ñu gis ko ku mel noonu tamit ak ni ñu ko def ak ni ñu ko génnee dëkk bi dafa mel ne dañ ko dàq mu génn dëkk bi ñëwatul ba fii may wax yow ni ñu def ku ne xel day teey ku gis xam ndobin ku gis lu ndobin da nga koy daw moo rey sama am waaw soo gis ndobin da ngay daw olof noonu la ko waxee moo tax suñu xel teey si Sonko nañ ko bëgg a écraser si wàllu politique parce que gis na ne fu mu toll nii bokk na si opposition boo xam ne boo newul deuxième moom mooy paye tout à fait parce que moom mooy xeexal askan bi moom moo fi nekk di wax am ay secret nag d'accord waaw Sonko dafa am ay secret am na ay secret parce que chaque jour mu génn fi wax ñee dañ koy porter plainte te doo gis ñu porter ko plainte yow déjà ba si 94 milliards yi ba tey ba léegi ba fii may wax yow ni dañ koy porter plainte est-ce que da ngaa gis plainte topp ñu ko si loolu de mais tey affaire viol ngay wax xale bu jigéen bi laa la wax dafa yoroon ñaari pistolet ñaari fetal dafa ma doon kii soo déggee version yi rek da ngay xam ne lii yëpp ay pexe la jàpp nga ni man jàpp naa ne daal lu koy complot la man loolu laa jàpp comme ni ko sénégalais yëpp jàppee version waaw beneen bi may wax mooy fu mu toll nii réew mi na ànd ak dal man foofu laay woote mooy réew mi dafa war a dal dem ci ay tànk développement dëkk bi dafa war a passé fii mu toll dëkk bu ñuy dem bay tudd ne am na pétrole war na am avancement si lu bari nag tey jii ak ndaw ñi ñu ngi jël ay gaal di tukki si anam boo xam ne du jaaduwul parce que la moo tax ndaw yi liggéeyul te dëkk war nañ liggéey xam nga la moo tax dëkk bi xaw a doy waar si wàllu politique man toujours su may wax si wàllu politique laay wax ak li ma di sama xam-xam am mooy ndaw ñi boo gisee ñuy def yooyu yëpp politique bi li ñu war a liggéey dafay sec mooy sànq li ma waxoon si wàllu formation est-ce que ndaw yi war nañoo basé wu tamit trop ci politique non xam nga politique est-ce que ndaw yi jotul ku ci xëy serré sa ceinture dem mbëkkanteel sa bopp man mi di wax ak yow nii man formation professionnelle laay def maa ngi si sama liggéey
nekk ma fi jël ay gaal wala ma nekk fi ci mbedd mi di taal ay puna affaire yooyu xam nga du ma ko def mais am na si ndaw yoo xam ne nag dañ leen war a encadrer xam nga lan la leen di encadrer man Sénégal gëwuma nga jàng ba am ay diplôme ak dajale say diplôme ba teg la ko jël wut sa benn vitre def ko si rek teg ko fa toog di xaar ñu tam ñoom ñoo lay xaarloo parce que ay stage lañ lay defloo benn bi mooy kilifa yi nga xam ne dañuy jël fii ay service di def ay stage di exploiter ndaw ñi na ko na si gouvernement bi caytu muy si bépp secteur loolu ay faay la mooy tey ji man damay am sama profession yow nga am sa profession ñu jël ñu Aliou jël ñu ne daf ñuy defal benn stage xam nga def la stage boobu defaluñ ko de mais daf ñuy nax parce que daf ñuy dàq jël ñeneen ñu defal ko stage noonu lay amee ay employé ñu koy liggéeyal dafa mel ne jaam yooyu loolu cri de cœur la boo xam ne waaw loolu cri de cœur la boo xam ne mu ngi si dëkk bi dañ koy def ndaw ñi mais loolu na ko gouvernement bi saytu d'accord parce que loolu ñu ngi si biir dëkk bi ñu ngi koy def ay ndaw ñoo xam ne borom xam-xam ne d'accord temps bi moo ñu xaw waaw temps bi moo ñu xoj mais mën nañ développer lu bëri si dëkk bi li nga xam ne mën nañ ko moo tax a tardé tey ban conseil ngay jox sa président Malick Diom en tant que li ma koy wax rek mooy na dëggu ma leeral li ma koy wax mooy na dëggu bi muy soog a départ fi mu tegoon tànkam tànk boobu la bu fekkee dafa jël beneen tànk nag du lim bëgg du ko am ban conseil ngay jox le maire le maire mooy mu déglu ñi jëm si askan bi ok parce que dafa sori askanam waaw ban conseil ngay jox opposition bi fi nekk mooy nañ jouer rôle opposition du élection rek nga war a yëngu ok loolu laa leen di wax ñoom sa dernier cadre sama dernier cadre mooy maa ngi gërëm El Vision ak Acti maa ngi leen di gërëm bu baax Vision Acti moom El Vision Acti ñoo bokk ndey ak baay ñuy gërëm tamit waa Elage nga xam ne tey li yëpp mën na ne moom la parce que tey foofu ngeen nekkoon mu formé leen wax dëgg nekk waa ju baax ñuy gërëm Aliou vraiment moom it jàmbaar la si commune bi te ndaw la yow it ñu ngi lay gërëm en tant que Sidi sa émission yi ñu ngi koy seetaan am na solo waaw commune bi nañ leen gën a jàpp waaw ñu gën see liggéey mu am benn xar kanam bu bees quoi parce que commune yëpp dañoo bees léegi inchallah waaw mais jàmm nga ni Flaga Mbao li fi nekk moom musiba naaru laay wasalaam ñi ngi am mbégte ak contentement dalaloon suñu frère suñu xarit Pape Ndiaye di ko am mbégte aussi ci sama doyen Aliou ci disponibilité bi aussi di am contentement aussi yéen mbokku internet yi nga xam yéen a ngi toog di ñu seetaan di wax ni rek saa su ne ni lay demee ci seen chaîne YouTube Vision Actu bis bu nekk dinañ dalalaat beneen ndaanaan koo xamante ni day yëngatu ci wàllum développement wàllum politique wàllum leneen ak leneen ñu toog suñu plateau échange bi ñi ngi am mbégte ak contentement di leen jox rendez-vous ba suñu beneen